moo leen di may seen revue de presse. dikkati naa ana ku ne woon yóbbante yàlla wóor waaye lu ñu soppi justice bi fekk fi askan wi réewum Sénégal ndax kàddu ko mujj ga askan wi am nañ ci wàllu lool yéenekaay bi di La Tribune andi nañ ay coppite yu mag ci justice bu réewum Sénégal di yoon na muy doxee waaye nag bu leen fàtte ni askan wi it ñi ngi xippi seeni gët di xool di xaar ba xam nag fu wànnante di mujjee ki gëtam yéenekaay bi daal di may xamal ne am nay coow yoo xam ne askan wi nag ñu ngi ciy xaar ñi nu fal yees ci yoon lu ci mel ni affaire Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias ay coow la yu metti yoo xam ne mi ngi nag ci loxol justice kenn waxagul fu muy mujjee waaye mën naa taalum réew te boobaak léegi justice mi ngi ciy dig-digal waxu ci li aay waxu ci luy defarum réew waaye ba tey askan waa ngi xaar beneen coow boo xam ni askan waa ngi xippi seen gët di xool ba xam fu wànnante di mujjee ki gëtam moom moo di nag député yi nga xam ni boobaak léegi jàpp nañ leen loxo ci poste ci passeport diplomatique ñu dindi seen malaanu kiiraay France daal di xiddeem kenn amagu ci xibaar am na it coowal Bougazelli ak phobie bi Tribune yéene kaay ne askan waa ngi xippi seen gët di xaar de waaye tam coowal Miss Sénégal bi Miss bi nga xam ne dafa tuumaal comité d'organisation bi ne dañu ko violé te ñoom xam nañ ca dara coow la ba tey jeexagul L'Observateur daan ne ko coowal mission yi kay du gaaw a jeex ndax itam plainte yaa ngay tawee fu ne gannaaw Amina Badiane tey jii képp kuy jigéen yaa nga 9h ci tribunal bu Ndakaaru ngir porter plainte Amina Badiane moome yi Tribune yéene kaay ne ma déggoo ma de yoonu réewum Sénégal lañu ne justice bi askan waa ngi xippi seeni bët di leen xaar lan la ñuy def las yéene kaay ne ma en tout cas injustice yu rëy am na de yéene kaay bi ne ma tabbinu magistrat gi day laalee na suuf ndax dafa mel ni am na ci ñoo xam ne bëggoon leen kuttu rek dagg seenug baat moo waraloon coppite yi xoolal ma magistrat bii di Idrissa Ndiaye bu cour d'appel bu Kaolack waaye tam Bassirou Ndiaye Cheikh Ba ak Sidi Dieng ay magistrat lan yoo xam ne ni kuttu nañu leen affectation yoo xam ne jaarul yoon xoolal ma affectation juge Téliko bii ca Tambacounda juge Téliko daanaka mooy magistrat bi nga xam ne ñëpp ànd nañ ci kun mënul dara la loo ko santit du ko def moo tax it exilé nañ ko moom juge Téliko sànni nañ ko ca Tamba Tribune yéene kaay ne waaye nguur gi bu mu mës a fàtte ni askan waa ngi xippi seenu gët nag di leen xool l'exclusive yéene kaay daal di may xamal ne ca Louga xeexoo gu mitti moo am diggante sàmm yaak baykat ya te dëkk bii di Maawa Gay kenn ki moom daal dinañuy daggab cëram ka ca des loxo baa damm l'exclusive yéene kaay ne ma waxtu woowu ñu ngay wut jàmm ci réewum Sénégal de élection locale yi bokk na ci li ko waral locale yooyee candidature yi sakkan na lool waaye nag la nga xam ne moom moo ca gannaaw moo takku lool l'observateur daal dina ma déet locale yi kay laajam mooy ndax dafa taxawandi am déet locale yooyee amam tax na suuf lool yéene kaay bi daal di may xamal ni ministère de l'intérieur daal dinay déposer fukk ak benn ci ay recours ci kanamu cour suprême ëttu attekaay bu kawe bi agent judiciaire bu nguur gi moo ko daal di def laataa nag dossier yooyu ñu koy daal di vider ba cay prononcé xam ni kii mooy doon candidat wala kee mën naa yàgg lool te loolee mën na indi gàllankoor ci tëgginum élection yi yéene kaay bi xamal ma ba tey ne kaawu Matam ak juróomi dossier yoo xam ni parti bu opposition bala bu ñu dàqoon dëggal ko yóbbuwaat recours loolu it mën na gàntal élection locale yi ndax mu yàggam ba ca Ndar Mansour Faye ak Mary Teuw Niane ñoo fay xëccoo waaye nag Mayoro Faye te de liste wàllu ca Saint-Louis mi ngi leen di xamal ne yéen ñaar daal 6-9 Dakar Times ne wax ji mooy Ndakaaru xëccoo gu bari lool ak lébu yi nga xam ne Abdoulaye Diouf Sarr la ñu àndal moo tax yéen kaay bi sampub laaj lébu yi seenug wot ban poids la am ci falinug maire ci Ndakaaru Vox Populi dama falinug maire gi day ren ji raw gàddu la askan wi nag war a fal directement seenug maire mu ami risque ci ñoom waaye tam ami risque ci candidat yi mu Njaay Siise xam le ni nar naa metti lool ci askan wi de ndax ñetti yoon la ñuy daal di wote muy bu ville bi ak bu département bi te kay wote bu comprendrewul nañuy wotee rek jaxasoo mën naa am ci élection ren gi ci yéen kaay bi ne mbir mi day am na fu mu baaxee raw gàddu waaye it am na fu mu bonee ndax askan wi ñooy tàbbal seen bopp loolu leer na waaye it am na ñoo xam ne mën nañu gagné mairie ci anam woo xam ne mën naa yombit de Sud Quotidien daal di xam le nii local yi day ñu ngi ci bëgg jublu ñii naan dina amam du am waaye daal mi ngi ci tension gu metti ba jéggi dayoo ndax itam violence gi yëngooti na ci langue politique gi te naa gi nag ko jiite mandaam jeex xëccoo am diggante préfet et cour d'appel yi loolee mën a indi jafe-jafe ci tëggul élection yi en tout cas lu violence rëy 24 heures yéen kaay daal di may xamal ne waa ñoo lànk day ñoo ngi koy ñax président Macky Sall rek nee na lu njiit njaag ci ñàkku stabilité dal ci réewum Sénégal mooy njaag Macky Sall leen rek la mën a def garantir nag ñàkku violence ci réew mi moom moo di mu xam ne ni 2024 du doon candidat ndax nag muus ki ñu bëgg a jaay askan wi di naggal ak dig-digal ba fas yéene fi samp seenub candidature lii moo nar a yee fitna ci réewum Sénégal nañ ko waxte dee dañ cee war a wax nag ngir andi jàmm ak dal ci réew mi képp koo xam ne yaa ngi wax discours boo xam ne day andi dal ci réew mi boole ci discours dëgg wax dëgg président Macky Sall ne jàmm Sénégal ci loxoom la tegu te nag taxaw
ne sax jàmm mën naa am fekk président Macky Sall lettuñu firiwuñu xamaluñu ne day doon candidat am déet ab naa fekk lay niru Guy Marius Sagna ci 24 heures ba tey daal di xamal ne président Macky Sall la ko war moom moo di respecter constitution bi su bëggee dal am ci réew mi en tout cas charte non violence bi waaye Yewwi Askan Wi day daal di nañuy dalal waa CUDIS ne ko gàddu le quotidien ba tey di ma xamal ne fukki fan ak juróom benn la ñu daal di am ñoom soxna yi ngir soppi nag xar kanamu soxna yi nii fitnaal mu jeex ci àdduna waaye tam fitna gi daal di mën a wàññeeku ci réew mi quotidien daal di may xamal ne kilifa day daal dinay door ab xiifal ngir nag bàyyi na gundi ki nga xam ni lankal nañu ko boobee 24 heures yéen kaay di ma xamal ni jàngale ma ca diwaanug Linguère day am te dafa mel ni par la force la ndax itam deltu nañ ginnaaw ñetti fan yi nga xam ni dañoo bëggoon tëj l'école ya ngir dalal fa journée élevage yi le quotidien di ma xamal ni Kabirou Mbodj daal dinay saisir président de la république ngir lépp loo xam ne ay daan la ñu bëgg ko teg ci wari las yéen kaay ne ma seen oo ndox ma ca parcelle nga xam ni neefere lay xeeñ daal dinañ ni keccet leen ca seenu ko yoon nekku ca l'observateur ne ma Harouna Ba mi de kenn du moom étudiant la waaye lu toll ci juróom fukk ci ñoo xam ne daf leen sàkku ñu ngi koy laam-laamee ca diwaanu Pikine ba ñu lañ ba tee mbiruk étudiant yi ba nuppi gis nañ ci moom téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn vidéo yoo xam ne ay xale yu ndaw la yu ñuy def yu fi saay-saay rax ci dolli fukki junni image yoo xam ne mi ngi ci ordinateur am te it ay xale yu ndaw la yoo xam ne ña ngi cay def maar day taali libération yéene kaay ne ma tey laa lay dikkaatal nag ci sàccuk doom yu maire yu Kër Masaar ni ki démb yi ndeke dara mus caa am xale yi ñoo réer ab soxna for leen téye leen ba mu laajtee ba xam fa ñu dëkk la andiwaat xale yi l'enquête quotidien daal di koy xamal ne en tout cas mbir mi daal luusa nga ca lu ci mënti am daal bu leen fàtte ni coronavirus mi ngi ci réew mi te it day faat di leen ñaanalit kenn dalu du peuple gis nañu ko nee na lu mu ci manti doon ak ku ñu manti tànn it faw ñu bàyyi xel bu baax ne kon solution la ñu bëgg ci ña ñuy tëj si kaso yi fàtte leen a àtte te li mu mujjee wax dafa am solo c'est-à-dire que magistrat yi ñu ngi def seen liggéey ni mu jaadoo mais dossiers yi ñoo bëri par rapport ak population bi ni muy yokkoo jikko yi fi mu toll léegi impérativement loolu moo la xel na nangu faawu dossiers yi di gën a bëri ci kanam àttekat yi bu fekkee nag li mu àttekat yi bëriwuñu comme ni ko Sall waxee sànq li mu magistrat yi ñoo néew boole ci bu fekkee dossier nit ki amoo ci benn pexe bu fekkee mënoo koo àtte tey wala ci semaine bi lu dul def ko mandat de dépôt kaso yi day fees te solution du am parce que magistrat yi dafa doyul boo seetee depuis coowal ñetti fan yépp man ci loolu laa doon gën a orienté wu parce que xam nga mënuñoo fal ku mel ni Ousmane Diagne nga ci am benn jàngat bu yaatu parce que déjà moom wane na lim man ba noppi ñëpp xam ni wàllu yoon kenn amul loo ciy jox Ousmane Diagne wala nga am loo ciy tiit mënuñoo fal ku mel ni Amadou Diouf ngay werante ba xam am na xam-xam wala am na expérience mënuñoo fal ku mel ni Maham Diallo nga ci am benn sikk sàkk moom kay da ngay xool amélioration yi nga xam ne am na ci ak itam nu ñu mën a fexe ba ñooñu seen liggéey ak seen sas bokk ci ñu jéem a yokk limu magistrat yi ba nga xam dossiers yi dana gën a gaaw dana gën a bari ci Sénégal ñu gën a wàññi détention préventive yi nga xam ni bari nañu ci nekk ay victimes ñoo xam ni ñaare bu ñu taxawee ci kanamu àttekat bi dañu naan leen amuñu leen lu ñu leen toppee alors que def nañu ay temps bu yàgg ci kaso bi yooyu yëpp nag li koy dindi mooy am ab limu magistrat yu doy coowal affaire civile yi maa ngi ko fi wax dama koy baamtuwaat ci coowal affaire commerce affaire location affaire mariage am na ci ay dossiers yoo xam day def benn durée boo xam ne pratiquement jaru ko mais limu magistrat yi ñoo doyul par rapport ak population bu Sénégal ak xew-xew yi ni muy yokkoo ak dossiers yi ni muy demee ci wàllu yoon boole ci médiation yi doon am ci quartier yi am na ay commissariat yu ko initié sax te loolu dafay répercuté wu ci dossiers yi ci kanamu tribunal muy médiation yi nga xam ni Mame Mbaye ak man am nañu problème au lieu sama premier xalaat dem police pour ay PV yi dem tribunal mais sama premier xalaat mooy dem gis imam bi dem gis chef de quartier bi pour ñu jéem ci def ay médiation bi mu demee ba génn ci dundinu askan wi aussi la ñu gis dossiers yi bari lool ci kanamu tribunal li ci indi solution nag mooy yokk limu magistrat yi ngir atte yi gën a mën a gaaw mais kantaana ñi nga xamante ni bi am na comme changement ni ko maître Babou Diop waxee en tant que auxiliaire de la justice loolu mooy téeméeri dëgg kenn ku nekk fa ñu la teg Sénégal yi amuñu benn sikk sàkk ci ni di nga fa def liggéey bi ñu lay xaar ndax seen connaissance ak seen expérience xam nañu leen quand même. yéen a kaay groupe des médias Birahim xëy na ko fësal mu di ay dossiers ñëw ay patate chaude bu ci mel ni kon bu Barthélémy Dias Ousmane Sonko Adji Sarr waaye it Bougazelli coowal miis yi moom moo mujj ndax yaakaar nga ne ko ñi ñu tabb dinañ yegg si fas kan wi di leen xaar. waaw xam nga man bëgguma sax ñuy génnee ñeenti dossiers mooy. dossiers yu importants yi tous les dossiers sont importants. li tax tous les dossiers sont importants nit a ngi fii ci kaso di xaar ñu àtte ko. dossier important na. même bu fekkee ni kenn xamu ko kenn miinu ko da ngay dem ca prison wu Thiès dañ may woo très souvent yàggul dara am na ku ma ci woo di ma xamal ni depuis 1 an ngi nii mu nekk ci biir kaso bi. ba tey renvoyé nañu dossier am lu toll fukki yoon ak juróom-ñett
ça veut dire que mu ngi ci biir kaso bi xamul luñ ko fa téye xamul lan la mooy doon àtteem dafa toog li ñu woowee nekk ci détention provisoire di xaar ñu war ko àtte donc pour man tous les dossiers sont importants te xam nga sànq Mansour mu ngi wax ci wàllu l'administration de la justice ñi nga xam ne ñoom ñooy le nombre de magistrats comparé ak li nga xam ne moom mooy ratio ni ñu ko woowee ratio damay jàngat sànq di xool Walfadjri ci 2019 génne na ay chiffres ci lu jëm ci wàllu magistrats yi ñu gis ni il y a 546 magistrats au Sénégal en 2019 ba chiffres yu mujj 546 397 avocats 415 doon ay greffiers ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ay auxiliaires yu mel noonu pour un peu plus de 16 millions d'habitants bu ñu xoolee ci wàllu magistrat ratio bi magistrat boo defee calcul tu te rends compte que day am benn magistrat pour 30 000 au moins 30 000 Sénégalais te ratio bi da ngay dem Côte d'Ivoire c'est un magistrat pour 10 000 citoyens ça veut dire donc am na écart bu mag boo xam ne loolu war nañ ko def je sais que am na liggéey bu am solo boo xam ne ci lu jëm ci wàllu détention ca ministère de la justice ku ci mel ni le directeur des droits humains di Seydou Diouf mu ngi ko ciy jéem mu ngi ko ciy def ak ñi mu àndal parce que ñooñu dañoo dem ba daanaka dañoo féetee ci Nations Unies ci lu jëm ci wàllu droit de l'homme sàmm ak yelleef doomu aadama ba nga xamee ni képp kuy un détenu ñu war la àtte ci biir kaso yi dañuy def seen kéemtalaay kattan ba nañu baral seen àtte ci wàllu woowu ministère de la justice ñoo fexoon je pense avec le gouvernement de Macky Sall nañu fexe ba li nga xam ne moom mooy délai li ñu lay téyee ci kaso te àttewuñu la ñu gàttal ko ba mu mën a gàtt ba nga xamee ni yow avant 2 ans avant 1 an et demi nga mën a xam lan nga war a fan nga féete ñu dem mën laa àtte donc il faut nécessairement sur ce plan là ñu gën a favoriser ñi nga xam ne ñoom ñooy magistrats yi bëgg a dugg ci li nga xam ne moom mooy métier magistrature am na ay concours yu fi doon am ci lu jëm ci wàllu avocat yi ak lii di ay auxiliaire de justice nañ ko gën a baral ñi nga xam ne ñoom ñooy jóge université jàng ba mu mën a àgg ci yenn ci ay diplôme te àgg ci yenn ci ay postes nañu fexe pourvoir ces postes là muy magistrat muy avocat muy greffier auxiliaire de justice peut-être que buñ ko defee dootu ñu xool ay ñett wala ñeent dossiers ñu ne diw siiw na ñi siiwul ñoo ëpp ci biir kaso yi te ñoom ñoo soxla tamit ñu pas de deux poids deux mesures c'est pas parce que Mansour siiw na que dañu war a baral ay mbiram am na fi ñu nekk ci kaso siiwul nit la siiwuñu mais ay nit lañu te dañoo war a sàmm seen àq ak seen yelleef alors dafa mel ni fii lañ ko doon jàmbatee démb te jox nañ ñu nopp bu baax bi sa daara Jolof fa ñu war a jëmmalee bëccëg bu ñu jagleel wàllum sàmm gi ëllëg la sax ci alxames yi dañ jëloon décision ne kon dale ko nag tey ji 18h dañuy tëj l'école yi ba samedi loolee mujj nañu ko teg ci suuf gannaaw ba askan wi jàmbatee comité d'organisation bi nga xam ne moo ngalloo wàllum bëccëg boobee ñu jagleel sàmmkat yi nee nañu nag am nañu gëneenu solution nga xam ne nañ mënal dalal gan yi feneen fudul ci salle de classe yi kon nag l'école yi tëjatuñ ko élage alhamdulilah loolu mooy li gën te loolu la xel mën a nangu seen chapiteaux yi mag yi nga xam moom la ñu defar pour def fa xew bi ni muy yaatoo ni muy ngande nañu waajal beneen bu mel noonu am nañu ko ci wàllu finance génne ci ay bourse nit ñi dëkk fa ak nag ya mais defar chapiteau boo xam pour mbumbaay bi la beneen boo xam ne pour ay nag la nit ñi nga génne élèves yi jàng xel mënu ko nangu alhamdulilah seulement li ma ci ñaawlu mooy sortie bu Mohamed Moustapha Diagne bu démb bi bu comparé ni loolu dañu def benn rencontre kilifa yi jël ay dogal parce que événement national la bu ñu jagleel wàllu élevage bi ñuy dajee préfet bi ak inspecteur bi ñu jàpp ni ñetti fan yi xale yi toog du répercuté wu ci seen wàllu njàng effectivement mënu ci répercuté wu mu ni ci ay kàddoom de ba tey ndax màggal ak gàmmu tabaski xale yi dañuy am fête mënu ko Moustapha da ngaa juum fête boo xam ne Sénégal école dañ ko nekk dafa nekk ci école sénégalaise bi ñëpp jëlandoo ko à la fois bokkut nga jël benn xale rek yi nekk ci Daara Jolof ni leen dem leen toog yi parce que dañuy fête boo xam ne élevage la fête boo xam ne fecc la fête boo xam ne way la alors que waxoon naa ko ci premier jour bi ni du loolu journée de l'élevage man yi may assister du loolu mooy indi solution ci wàllu élevage la ñu fay exposer dina décourager ku bëggoon a dugal xaalisam ci wàllu élevage kon am na beneen méthode muy foire yi ndawaan yi ñuy def ngay dem def ay visite di dajeek ñu nekk ci milieu bi di la conseiller di la xelal boo bëggee dugg ci élevage noo ciy duggee mais journée de l'élevage bi maam amul lenn loo fa mën a jàng xanaa ay tiraillement ci wàllu politique day xool leader politique ya fa nekk day am ñenn ñu ñuy privé parole bi ci secret am ñenn ñuy xëccante ci diggante association yi boot éleveurs yi sax
dafay am ku jéggu am ci seen diggante du loolu mooy indi solution bis la boo xam ne bisu rencontre la xëy na bis la boo xam bisu noce la communion la fecci taasu après ñu tagg kii tagg kee takkusaan jot yëfi tas ku nekk ñibbi parce que même ci exposition yi ñu fi exposé sax Birahim ay nag 10 millions ki ay picc 3 millions ça n'a pas de sens loolu encouragé wu Birahim mi am budget 200 000 pour dugg ci wàllu élevage loolu bu taxee ñu privé xale yi seen école ñetti fan njuumte mënut a rëy ba toll noonu voilà juum nañu rectifié nañu kon alhamdulilah bi mais xam nga lu ma jaaxal mooy juumte bi dañ ko bàyyi bu ci nit ñi waxul woon peut-être que ñu continuer du juum xam nga le CRD bi doon préparé li nga xam ne moom mooy journée de l'élevage ca Daara Jolof ñu ngi ko amal le 10 novembre on est aujourd'hui le 24 novembre ça veut dire que dañoo bàyyi pendant 14 jours xamoon nañu lu ñu doon def ci wàllug école yi pour dalal gan yi mais Mambey le plus ridicule dans cette histoire mooy mais journée de l'élevage bi xam nga kañ la le 27 samedi ça veut dire que donc nga tëj école yi jeudi c'est le 27 mooy journée bi donc mooy journée de l'élevage jeudi dañ fay dem te le 27 samedi bi lay tombel ça veut dire que tëj nga école yi mercredi jeudi vendredi pour benn fan c'est durant le week-end c'est le samedi mais ñaareel ba mooy solution transitoire bi ñu gis pour wut fu ñu mën a dalal gan yi mais lu leen tere ci biir CRD boobu ñu def solution transitoire boobu ne ni du ñu tëj ay école du ñu def nangam day wut solution pour dalal gan yi mais tu xaar ba liñ naan coow li ne kur ba ñëpp mbamb la ci wàllu woowu nga bind sa communiqué ba pare nag li ma xaw a reetaanlu ci biir communiqué bi jóge ci inspecteur de l'éducation et de la formation ci fin bi da cee ne juin je veille à ce que décision bi ma jël nañ ko appliquer à la lettre def ampliation ay préfet ak yenn autorité mais décision bu mu jëloon buñ ko toppoon ci décision boobu dañ koy appliquer à la lettre et je suis très désolé de le remarquer mon très cher ami Mohamed Moustapha Diagne moom dafa sukkandiku donc ci li CRD bi wax ça veut dire que ci CRD bi la ñu décidé woon ne dañuy tëj école yi ñetti fan pour mën cee dalal ay gan ci CRD bi gouverneur a ngi foon donc moom moo jiite CRD ak yenn démembrement de l'État yi nga xamee ni ñoom ñoo war a seq lu jëm ci wàllu journée de l'élevage il faut pas que les autorités administratives les autorités ñuy foye xelu askan wi foye xelu askan wi weesuwul nga téye sa CRD le 10 novembre waxtaan ca la nga ciy waxtaan tënk la nga ciy tënk ñëw pour ñu appliquer ko ci lu jëm ci wàllu école yi te boobu bu ñu ko waxul woon am ñu ci yuuxu peut-être noonu lañ ko doon bàyyee mu jàll c'est vrai que Daara Jolof tamit c'est aussi une particularité muy daara muy yenn ci ay zone li Pape Madembo borom jam city yaax Dougar Pape Manta maa ngi laa nuyu. maa ngi laa fay. naka yi tey alhamdulilah naka gox ba. waaw ñoo ngi laa nuyu bu baax a baax. sant yàlla bu baax ay ja ñu door ko njiitu réew président Macky Sall dalal na sunu gaynde yi nga xam ne ñooy sourds-muets yi gannaaw ba ñu jëlee CAN bi 5 millions ku ci nekk jox na ko. waaw loolu nag ni ki démb la woon ñoom nag ñoo jël édition bu njëkk jëm ci wàllum Coupe d'Afrique des Nations sourds-muets kon tax na nag ak jéego gu nga xam ne nag gaynde Sénégal yi def nañ ko njiitum réew bi nag tabb leen kon ordre national du Lion ni ki noonu nag jébbal délégation bi kenn ku nekk 5 millions ni nag ñaax rek tamit gaynde Sénégal yi nga xam ne nag ñoo fas yéene dem foofu ca Cameroun ñu def li ni mel ñi ki sànq nag jotoon nañ teewlu kàdduk njiiti réew mi ci wàllum français gi en tout cas lu ci mënti am daal fierté la nag bu rëy bu ñu sukkandikoo ci Abdoul Aziz Dieng mi nga xam ne mooy tàggat gaynde Sénégal yooyu le mu gis na nag am na leneen lu des muy nag Sénégal amal beneen taxawaay jëm nag ci coupe du monde bu ñu fas yéene amal ci boobu la discipline ci atum 2022 foofu ca Brésil ñëw teewlu kii di Abdoul Aziz Dieng ci micro Baba Diaw. mbégte rek d'abord comme Sénégal bu nekk rek yaa ngi ñaan yàlla nga bay sa waar sa sam réew ba tey jii ñu maanaam ñu décorer la donc raay bu ñu toll voilà donc vraiment satisfait mbégte lañ ci am daal. ne waajalee coupe du monde bi. waaw déjà ñu ngi waajal benn tournoi buy commencé ci fukki fan ak ñeent ci weeru décembre jëm ci ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru décembre. loolu yëpp aussi c'est pour ubbiwaat buntu équipe nationale bi parce que bi ñuy dem c'est vrai que am nañu ay xale yoo xamante ni yu xarañ yu ñu fàtte woon. oui donc yu ñu fàtte woon.
donc ñu ubbiwaat buntu équipe nationale bi pour waajal bu baax nag ñu mu tudd ci maanaam Brésil bi fexe nag xale yooyu aussi ñu gis leen donc pour gën a mën a donc renforcer donc équipe bi. ci nag di Abdoul Aziz Dieng lañ doon teewlu noonu en tout cas lu ci mënti am daal ministre bi dénk nag wàllum tàggat yaram di Matar Ba ci boobu la ndaje xam la ne nag ni nguurug Sénégal dina nag jublu ci nu mu gën a gaawee lu jëm nag ci wàllum prime yi nga xam ne façon nañ ko jëbal nag yenn ci ay athlètes te toll nag si 600 millions Matar Ba di fàttali nag ni objectif Sénégal jëm ci Coupe d'Afrique bi mooy jël raaya ga ñu teew lay kàddoom. tey wone na ne sport amul kii am na xaalis wala kii fii la dëkk wala fële kii am na lu wàññeeku ci moom li ñu xam mooy tàggat yaram képp ku ci yàgg ci yenn raaya yi wala yenn niveau yi ni ñuy honoré ñi nga xamante ne ñooy équipe yi noonu lañ lay honoré ñu war cee teg nag ay yeneen i jéego ci fan yi mooy depuis 2008 la ñu am ay retard ci ñi nga xam ne ñooy athlètes yi waxuñu nag football yi ñi nga xamante ne dañu am seen prime d'objectif ñu leen fay mais am na discipline yu bëri yoo xamante ne jël nañu ay raaya ñu waroon leen a jox conformément à l'arrêté bi nga xam mooy fixé loolu mu amoon jafe-jafe président Macky Sall joxe na instruction ñu ngi ci mobilisation des moyens te jàpp nañ ne ci fan yi di ñëw dinañu amat yeneen ndaje pour réparer loolu nga xamante ne injustice la. suñu gaynde Coupe d'Afrique waaw gaynde yooyu nag defe naa ne ñii bu doon match officiel dañuy wax ne ñii def nañ mise en train bi parce que dem nañ gagné Coupe d'Afrique jox ko président Macky Sall yàlla na nekk buntu pour que ñu jël li nga xamante mooy Coupe d'Afrique bi di ñëw. en tout cas daal lu mu ci manti doon ñu ngi leen di féliciter ñoom sunu gaynde ñooñu njëkkalaan di coupe de. franchement parler daal en tout cas def nañ nag lu rëy rëy ndaxte Coupe d'Afrique des Nations ñu jëm ci wàllum suur mi nag jël ko ñi ko ngi suñu réew waxee démb rek wane ne li ni mel nag amatul benn nag tey xaar ma yàlla ngir wax ne kii dafa am ab laago wala déet en tout cas ñu leen di féliciter bu baax a baax di leen souhaiter nag bonne chance pour nag coupe du monde bi ñu jëm ñu gën a teewal Afrique foofu ci Brésil. il devait fi ne kon Sénégal bu ñu noppi woon tuuti rek liggéey léegi ñu am solution. voilà borom wax ji bari rek ñoo fi nekk. réew mi tardé football Ligue 1 bu Jaraaf moom bu Dakar lu muy waajal. waaw Jaraaf bu Dakar nag jàppal ni ci bëccëg bu njëkk moom dafa daanu ci digganteem ak ñi di waa génération foot foofu te dina biram ndaw ñaar ci dara waaye teewul nag Jaraaf gis na ni nag dina gën a defarwaat ndaxte objectif am ren mooy nag jël li di championnat bi kii di Cheikh Gueye mi leen tàggat jot naa seq waxtaan bu yaa ak kii di Soxna Fall. mu nërmeelu ndorteel. te tàmbali na tàmbali boo xamante ni du tàmbali bi nga xam mooy gën ci championnat. waaye loolu dindiwul dara ci seeni mbébét. du dindi dara li nga xamante ni moom mooy ambition yi nga xam moom la club bu mag bu mel na Jaraaf am. mu ambitieux entraîneur bu Jaraaf de Dakar Cheikh Gueye jàpp ni dafa war a confirmer. xam nga équipe bu mel ne Jaraaf toujours parfois mën nañ jàpp ni ñu nekk ci biti jàpp ni pression la doomu aadama rek nga parfois mën nga sentir ni lii pression la mais aussi pression boobu ñun en tant que jeune entraîneur ambitieux war nañ ko mën a soppi ci motivation pour wax la rek donte peut-être am na lu diis lu nekk ci ñun mais ñun am nañ ay mbagg yoo xamante ni mën nañ ko dékku. gisul lenn lu dul titre bi. bu Jaraaf am di football ci Sénégal championnat mooy mujj gagné ko buy football ci coupe mu gagné ko kon lépp loo xamante ni war nañ ko mën football ci Sénégal Jaraaf daf ci dem ci compétition boo xamante ni avec idée boo xamante ni moom mooy jéem ci am dara. ndax Jaraaf war na koo mën. mën nañ doublure wala sax yenn poste yoo xamante ni vraiment amoon nañ fa ñaar ba ñett poste Madické peut-être amoon nañ fa benn ñaar Madické ak keneen tey ji Madické dem kon mën nañ wax ni ci position boobu war nañ mën am keneen koo xamante ni war na mën jël position boobu. waaye constance ci championnat bi mooy def différence. saison bi moom li nga xamante ni moom moo koy mën di defar wala équipe bi ci jël championnat mooy équipe bi gën a mën a dëggu ci taxawaayam maanaam boo déggee may wax dëggu mooy ngay tegle ñaar ñett ñeent juróom benn match gagné ko waaye bu fekkee tey da ngay gagné suba doo gagné kooku manque de constance boobu du la yóbbu fu sori. Soxna Fall ndax Jaraaf war naa mën a nag jël championnat bi en tout cas lu ci mënti am Cheikh Gueye mi leen tàggat di xamal leen nag ñoom nag préparé nañ bu baax a baax naam sax ni am nañ ay départ waaye nag renforcé waat nañ lu jëm ci wàllum équipe boobule ñu teewlu Cheikh Gueye ba tey. waaw def nañ ñetti semaines yoo xamante ni dañ tënk woon ci benn bërëb di liggéey am benn semaine boo xamante ni dañ doon yendu rek après ñibbi suñu kër am ñaari semaines yoo xamante ni dañ génn ci biti préparer match génération foot recrue yi boo xoolee ci ginnaaw am nañ ku ñuy wax Aboubacar Sylla Materazzi yi nekkoon Kaloum amoon nañ aussi beneen axe central malheureusement mënul qualifier ci ñun sur le plan offensif am nañ Mané boo xam attaquant gambien lan am nañ aussi Pambu bu jugee Gorée am nañ ki nga xamante ni moom mooy Boni bi nga xamante ni CIK bu Guinée la nekkoon
muy congolais aussi am nañ aussi gardien bi nga xamante ni Njàmbur la nekkoon daaw bokk na aussi sur yi à part cela am nañ ay jeunes yoo xamante ni aussi ba tey jeexalul gunu âge junior ku mel ne Daouda Diouf ku mel ne Wele ak ku mel ne ñeneen ñi fi nekk ba nga xamante ni kon am nañ benn osmose ñi fi nekkoon daaw ay mag yoo xamante ni joxe woon satisfaction ñu ngi fi ay xale yu fi nekk ak recrues yu fi nekk yoo xamante ni war nañu permettre ñu dëgmal championnat bi àggale ko si jàmm aussi. ñi waxtaanee kon Ligue des champions programme ak résultat yu 5e journée bi. kon tey ci ngoon nag la ñuy ndar képp lu jëm ci wàllum 5e journée boobule ci groupe A bi nag match bu am solo dina ci am bu 20h jotee Manchester City mooy dalal ñi di waa Paris Saint-Germain ci boobule waxtu sax c'est le club Bruges de si laale ak ñi di waa Leipzig ci groupe B bi nag 20h Atlético Madrid ak Milan AC la. Liverpool bu ñoom Sadio Mané ñooy dalal ñi di waa FC Porto ci groupe C bi 17h45 Besiktas ak Ajax bu Amsterdam la 20h Sporting ak Dortmund groupe D bi nag 17h45 Inter Milan dina ci laale ak Shakhtar bu Donetsk 20h Sheriff Tiraspol ak Real bu Madrid la niki démb nag kon jàppal ne ci groupe E bi moom Dinamo bu Kiev moom dafa daanu ci kaw Bayern Munich 2-1 FC Barcelone ak Benfica dañoo tembo 0 but partout groupe F bi nag Villarreal moom dafa lajji ci kanamu Manchester United 2 ball ci dara Young Boy Bern moom dafa def match nul ci digganteem ak Atalanta bu Bergame 2-2 groupe G bi nag FC Séville moom dafa daan Wolfsburg ñaax ci dara Lille daan Salzbourg 1 ball ci dara groupe H bi kon Chelsea moom moo daan Juventus 4 ball ci dara Malmö ak Zenit Saint-Pétersbourg dañoo def match nul 1 but partout kon di fàttali ni waxtu wi Manchester United ak Chelsea ñoom fekk dinañ nag ci 8e de finale ya équipe mu ci mel ni Bayern Munich Juventus ak Ajax bu Amsterdam Mambay kon lii moo fa gënoon fës jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram ñu joxante dig daje rek bu 12h jotee ak Birame Ndiaye Touré 13h El Hadji Mouhamadou Mansour Diop. jaajëf Pape Mandem borom jëm si Diakh Dougar. jaajëf maa ngi ñu jàll ci pàcc bu mujj bi soxla bi la jotaay li yéen a kaay xëy fësal Amantulaay ci bundooy